أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di ziare di leen nuyu di leen gërëm aussi tamit ci seetaan bi nga xam ne yéen ñu koy seetaan diñ ko déglu tey nag seen waxtaan bi tey dañoo ñëw def benn spécial ak ki nga xam ne moom mooy Cheikh Omar Diop Cheikh Omar Diop nag di kilifa diine waaye aussi tamit di yëngu ci wàllu faj ñëpp ràññee ko au niveau national et au niveau international ndax damay wax ne saa su nekk rek xam-xam nit lekk ko moo gën suuf lekk ko te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax naan xam-xam képp koo xam ne yor na ko te doo ci dimbali nit ñi bis yow ma xam dinañ ñoo la lakk yàgg sa xam-xam kon xam-xam nit lekk ko moo gën suuf lekk ko loolu moo waral tey ñu seq ak jotaay spécial boo xam ne dañ ciy waxtaanee ci wàllu xam-xam ci wàllu ñaan ak ci wàllu paj ki nga xam ne moom mooy Cheikh Omar Diop ñu fekk si ko fii ci makkaanam bi kon Cheikh Omar am nañu mbégte ñëw taataan si leen ci wàllu xam-xam bi nga xam ne suñu borom dénk na la ko ngir ñu waxtaan tey ci wàllu ñaan ci wàllu faj ci wàllu waxtaan ndax dem nañu ba nga xamante ne nii fi mu nekk nii kenn xamatul lu muy nuróol kon war na ñu toog gindi askan bi won leen nan la fan la ak kan la Cheikh Omar ñoo ngi lay ziar. alhamdulilah Cheikh Fall yàlla nangu ziar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم يا همة سيقي أهدرنا بهذا المحضر ولتحتفي بنصرة تتنا بسبب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Fall maa ngi lay nuyu bu baax di la dalal di la ziara di ziara képp koo xam ne yaa ngi jàkkaarloo ak ñun di la nuyu di la dalal fii ci kër gi comme ni ñu ko waxee rek ci wàllu waxtaan bi bisimilah Cheikh Fall. waaw ñu ngi lay delloo nuyoo xam naa ne di nuyu suñu caméraman bi aussi ak Cheikh Tidiane tey dama bëggoon ñu waxtaanee ci xam-xam ñu waxtaanee ci wàllu ñaan ñu waxtaanee tamit ci wàllu faj ndax tey gis nañ ne tey bu doon ni bâtiment la amatul bunt amatul palanteer ku tëb dugg ci te dem nañ ba sax dañu leen di wax ne ay charlatan naxekat lañu ay kii lañu tey foofu laa bëgg ñu dugg fa Cheikh Omar kan moo war a faj ak yan moo war a daje ci doomu aadama bi pour mu war a mën a yëngu ci ñaan di faj tawatu poos ak tawatu yaram. waaw alhamdulilah sëñ Cheikh li nga wax noonu dëgg la àddina bu ubbeeku bi bokk na ci li waral nit ñi amatuñu frontière te léegi kenn xamatul kii et kii sëriñ bu njëkk ba dafa am ay critères yu ñu daan gis ci nit ba tax ñu tànn ko ne kii doy nañu mu nekk suñu sëriñ benn bi ci jëkk xam-xam la daan nekk da nga daan am xam-xam waaye xam-xam bi nga daan am xam-xamu diine lay nekk xam-xam boo xam ne danga koy jël di ko jàngale say doom say doomi mbokk ak say doomi dëkkandoo ñu dem ba yàgg ñu gis ne kii kat mu ngi jëriñ suñu askan ñu tànn ko wàccee ko loolu jël suñuy njaboot dénk ko ko waaye muy yaatu di yaatu ba xam-xam lasaraar ñëw ba xam-xamu ñaan ñëw yooyu yëpp daal di ñëw réunir ci ki nga xam ne moom la ñuy tànn ne mooy sëriñ bi waaye kooku da daan am njaboot goo xam ne daf leen daan tàggat leen formé ci loolu mu nekk nga xam ne loolu la ñuy olof di wooyee baatu ndono nga xam ne dañuy di wax na diw donnu na nangam ba demee ba ci science ci wàllu médecine sax dana am foo xam ne dinañ lay wan la ne la sperme bi nga xam ne moom mooy jugee ci ku góor gi di dem ci ku jigéen ki dafa am foo xam ne fa lay jëlee mbooleem message yi muy yóbbaale ci koo xam ne mooy ku jigéen ki nga xam ne ndono la loolu damay moo tax ñuy wax naan diw dafa am maladie héréditaire bu déggee ñu naan maladie bi maladie héréditaire maanaam maladie ndono la day fekk message bi dafay jëlaale message yi yóbbaale ko moo tax kii juddu ci sëriñ ñu wax ko dafa donn nangam ñi deful science amuñu seen gëstu sëriwul danañu critiquer souvent ndono mais ku gëstu ci science di nga xam ne ndono dafa exister parce que nit dafa am loo xam ne su nekkee ci sa waajur nga judduwaale ko boo koy maanaam boo koy exécuter dafay yomb boo xam ne du bokk ak ki nga xam ne dañ ko formé ci loolu rek
ki ci juddu ak ki ci formé du même parce que ki ci juddu bi muy nekk xale ba âge la ñuy def formation bi en même temps tamit da ko indiwaale message yooyu yëpp dafa àndaale ak moom may gi yàlla da ciy jàpp kooku mën nañu wax ne bu fekkee taxaw na ne man sëriñ laa dañu naan laaxaar wax kenn du wax ne wérante ndax dëgg la wala du dëgg kon su ma la déggee da nga maa bëgg a wax ne lii ñor taab ak li ñu gësam bokkul sax c'est traitement c'est très extrêmement différent maanaam dafa ute boo xam ne mu mel ni nga ne yàlla na yàlli léegi nag li xew ci àddina bi léegi mooy situation yi mooy obligé nit ñi ñu bari ñu dugg ci loo xam ne waruñu caa dugg supposons da ngay gis nit koo xam ne day jóg dem jàngi métier ma doxul mu defi commerce ba doxul mu defi dara rek loolu doxul mu jékki-jékki gis am Cheikh Omar Diop bu nekk ci koñ bi yàlla may ko sutura may ko teraanga mu am dara mu ne kon kay kii li ko yàlla dénk nii man teemaa dem copier ko pour mën ca am léegi nag samp ay mbir yoo xam ne mbiri boppam lay nekk ba mel ni lu Cheikh Omar li te kenn du ko mën a weddi ndax dafay toog di seetaan Cheikh Omar di déglu waxi Cheikh Omar yi këru ko maîtriser ko ba nga xam ne tey lu Cheikh Omar wax rek mën na ci jaarat mu mel ni copie collé te boo xoolee en général noonu lay demee sax boo xoolee loolu moo waral nga gis mu am benn communication daanaka majeure partie bi yëpp benn communication lay am mais répétition lay nekk ki njëkk a wax mooy wax rek li ci ñi ci des ñëpp ay dañuy répété rek parce que boo leen gëstoo doo fekk mukk fenn fu ñu jëlee li ñuy wax duñ ko jëlee duñ ne mukk diw mooma jàngal nangam duñ ne mukk ci diw laa jëlee nangam da ngay dégg rek dama ko doon wala dama koo jël wala dama ko am d'accord doon am na mais di nga mën a sukkandiku ci ne man am diw sàngam jàngee naa ci moom nangam wala barab sàngam jëlee naa fa nangam ñu xam kon mbir mi dafa nekk loo xam ne li ñuy wax ne am fit la rek moo indi xajam bi ci nekk nii mais xam-xam bi yàlla wàccee ci àddina bi mu nekk xam-xamu diina wàcce ci alxuraan borom xam-xam yi jël ko defar ko liggéey ko ba mu baax ba mu aw ci yoon loolu mi ngi existé ba tey loolu mu ngi existé ba tey est-ce que yaakaaroon ne tamit xam-xam tey business moom moo ko taxoon a jóg wala kii bi bala may dugg ak yow nag ci wàllu ñaan yeeg tawatu poos yeeg tawatu yaram yeeg yëpp est-ce que loolu moom moo ko taxoon a jóg ba tax na tey ci par exemple tey képp kuy wax ci télé wala ci rajo dañ naan charlatan la est-ce que leen loolu nan ngeen di def aussi pour defar ma fàttali ne yow membre FETRAS nga fédération des tradipraticiens du Sénégal waaw foofu lañ bokk ci membre lañ fa di leen nuyu ñoom ñëpp de passage mais li nga xam ne moo tax àddina bi ñëpp bokk gis benn gis-gis ci tradipraticiens yi wala ci sëriñu cosaan ak aada yi nga xam ne ñoom ñoo yëngatu ci wàllu faj li ko indi mooy comme li ma la wax léegi mooy ñu ci bokkul ñoo ci dugg te sécuriser wuñu ko utaluñu ko ndey utaluñu ko bàyyi utaluñu ko bàjjan utaluñu ko dara dañ ko wàcc noonu rek loolu moo indi tey ku jóg ne mën caa dugg kon loolu moo tax docteur yi naan leen yéen mënu leen li ngeen def xamu leen li ngeen di def ndax dosage bi ak ñoom dañ koy wax mais gëmuñu ko les docteurs dañuy wax ne ñun xamuñu dara mais gëmuñu ko parce que ñun dañ leen di recevoir dañ leen di jox suñuy médicament ñu koy naan dañ leen di jox suñuy ñaan ñu koy utiliser kon loolu waxi média la rek maanaam ngi mel ni xeexu média la rek kon da ngaa bëgg a ku sa wujju di sëlëm doo set ku sa wujju di sëlëm doo set ñun dañuy dem ci ñoom ñu ñuy faj donte am nañ ay secret yoo xam ne pour fajukaay faju la dañuy naan suñuy secret di faju dañuy am suñuy jaaxle di ko utiliser suñuy secret mais dañuy am ay cas yoo xam ne dañuy xam ne lii du suñu domaine dañuy dem ci ñoom ñu fajal ñu ko ñoom it pareil man sama registre am naa ci ay docteur am naa ci ay professeur am naa ci ay médecin am naa ci ay yëpp sama registre bi ñu ñëw ci ñun di sàkku ci ñun li ñuy sàkku ci ñun donc loolu ay preuve yu leer lañ ci am donc du question de sànnante xeer mais ñoom nit ñi sànnee xeer ñun bu ñu ko doon sànnee xeer ñoom dootu njëriñ ci dara parce que ñun dañ ñoo xam ñu xam leen parce que ñoo bokk même population bi nga xam ne ñoo ko bokk séq mais ñoom dañu wax ne dañoo génn ci ay école yore ay lijaasa yore ay diplôme te yéen génn leen ci benn école kay génn nañ ci école parce que xam-xam bi ñu yor ci diina la jógee xam-xam bi ñu yor mais école bi ñu génnee dañ ko reconnaître mais sëñ bi ku génn ci daara kenn du la woowee intellectuel de il faut nga génn ci université tubaab yi wala nasaraan mais boo demee dans le Moyen-Orient dañuy génne ci daara ñu leen intellectuel fii de moom boo génne loolu la Sénégal loolu moo tax mu tardé xam nga àddina bi tey boo demee lu supposé tey ku mel ni États-Unis soo yeggee ay diplôme yooyu considéré wuñu ko li ñuy compétence la ñuy considéré et ça c'est ce qu'on appelle la valorisation des expériences voilà donc tardement dafa am foofu ci côté boobu man mënu ma concevoir nga gis am Cheikh Omar Diop un malade ñëw jógee hôpital mënuñu ko faj mu ñëw ma soigné ko faj ko ba mu wér mu ñu dem ñu indil ñu résultat yi ne effectivement diw wér na te Cheikh Omar Diop moo ko faj ñu confirmer ne Cheikh Omar Diop moo ko faj te am naa ci ay preuve kooku noonu dañ ko war a recruter dañ ko war a xool naka la def ba faj
ci yan condition la def ba faj mu ngi mel ni tey benn xale bi jékki rek defar benn vélo bi jékki-jékki rek di naaw te nekk xale boo xam ne ci quartier bi la nekk doon taxawaalu kooku dañ ko war a oo laaj ko nan la def donc jëlewu ci école bi jëlewu ko ci kii mën na nekk un don wala mu nekk benn quelque chose boo xam ne nit ki intelligence am moo toll capacité intelligence am moo toll foofu kon nga bëgg wax ne Dieu a ses miracles. waaw am na ay miracles ay choses yoo xam ne c'est des miracles parce que man un jour am naa benn quelqu'un koo xam ne dama ko traité ba ma ko traité ba ñu gisee résultat bi le professeur a dit que ça c'est un miracle donc man am naa preuve yooyu lu leer la lu loo xam ne dama ko wax par kii dama ko am ci domaine hépatique loolu mën nañu ko vérifier d'accord loolu mën nañ ko vérifier dinañu ci jël si waat ndax sànq yaa ngi may wax li nga xam ne moom mooy wàllu science moom dafa définir boppam parce que dafa ne y a pas de vérité première y a que des erreurs premières et que la science s'avance par des erreurs rectifiées ma fàttaliwaat leen ne rek ne ñoo ngi seeq ak jotaay ak ki nga xam ne moom mooy Cheikh Omar Diop di borom xam-xam di fajkat aussi ñu war a waxtaanee ci li nga xamante ne ni moom mooy wàllu xam-xam ak ci wàllu ñaan ak ci wàllu faj damay dugg ci wàllu ñaan gi xam nga dañuy wax ne ñaan mooy gàllaaju jullit yàlla mën a ñaan leen moom may leen yonent mën a ñaan mooy gàllaaju jullit mais gis nañ ne tey aussi tamit ci wàllu ñaan googu tey buñ ci duggee ndax damay wax léeg-léeg Cheikh Tidiane man kii sol gilet pare-balles bëggul diis taxul day aar boppam ci wàllu ñaan googu ana nan la ñuy def aussi tam pour di faj aajo doomu aadama yi moo xam tawatu poos yi moo xam kii tëju moo xam kii moo xam ki nga xam ne aussi dafa bëgg a aar boppam parce que am na ñoo xam ne gëm nañ sëriñ mais gis ku wóor wala gis ku kii ndax nee naa la kuy wax ci média wala ci rajo dañ charlatan la léegi an nan la ñuy def tey ba wan leen lii lu wér a ngi fi waaw man mas naa am benn kenn ku ma ko wax ne ma man gëmuma sëriñ yi feeñ télé mu ne ko bul wax loolu soo waxee da gëmuma sëriñ yi feeñ télé da ngay généraliser xalifa Sénégal yëpp dañuy feeñ télé seen message yi am yëpp télé lañ koy jàllale tous les xalifa généraux du Sénégal laa la wax du monde amatul benn xalifa généraux wala benn nit bu nekk sëriñ bu nekk ci àddina bi ngay am benn jour wala benn bés wala benn mbir tam doo ko génnee télé li ñu gis ko kon génn télé bi la ñuy xool niñ ciy génnee la ñuy xool mais génn télé bi amul problème kon da ngaa bëgg la Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum doon wax nuru sa jamono moo gën nuru sa baay loolu mooy dëgg ñàkk dégg jamono ak ñàkk dégg ak ñàkk éducation de futur maanaam préparé wuñu ndaw ñu futur maanaam bu ñu préparé woon ci démb kon li bu ñëwee tey duñ ci du am polémique bu mel nii mais soo yu ko woon média bi dafa xëy daanu ci suñu kaw loolu mooy waral loolu lépp ci ay dafay dellu ci waat ci état day dellu ci waat ci éducation day dellu ci waat yëpp moo waral lii nii mais waroon nañoo sóor ne jamono ngi ñëw média dina am nit ñi nañ war a xool préparer seen i doom naka la ñu mën a dékkoo message yi jógee ci média comme ça nit ki bu ñëwee nekk charlatan dañ mën a xam ne diw mi dafa utiliser média bi mais du diw ñu mën a distinguer nit ñi xam reconnaître le faux et le vrai ñu mën koo xàmmee parce que léegi média bi boo ci génnee nit ñi da am benn complexe buy am en travers yow ak ñoom mooy waral léegi du ñu mën a am yenn maturité wala yenn matuwaay yi pour mën a wax ne diw mi wax jii muy wax du dëgg ay fen la du dëgg parce que nit bu nga baal ma ci kàddu gi diw lu mu wax lii nekkul dëgg nit ñi mën a xam ne diw waxul dëgg nit ki wax dëgg ñu xam ne diw mi wax na dëgg ñaan ma dellu si waat mais Cheikh Omar dogguma la foofu mais xam na koo xam ne yow yaa ko ëpp xam-xam fuuf mais moo la gën a mën communication te fekk xamul dara waaw mais mën communication xam nga dëgg Baye Niass dafa wax ne ci xol lay jógee mu ne nit su fekkee yaa ngi yow dëgg bi ci xol lay jógee ci xol kiy déglu lay dem mu ne su dee ay fen la ci làmmiñ wi lay bayee ko ci noppi ko koy déglu lay yem gis nga nit dina déglu benn kàddu gu des ci xolam dëgg la des ci xolam di ko animé tout le temps mu naan ko bu fàtte nangam demal ci nangam loolu kàddu googu kàddu dëgg la ndax dëgg gi mooy tax mu des ca xol bi su dee loo xam ne du dëgg ki lay déglu moom day déglu rek day xam ne lii xelam daf naan ko déedéet xam nga yàlla mu ngi wacc Alxuraan woowu maakum ayna maa kuntum maa ngi ànd ak yéen fu ngeen mën a nekk te xol bi cërëb yàlla la yaa ngi dégg wanoona aqrabu ilayhi min hablil waridi ñun yàlla ñu leen gën a jege seen bu mu xol boobu xol yàlla place yàlla la dara du fa dugg lu dul dëgg loolu moo tax lu dugg ci xol rek nañ ko war a vérifier war nañ ko mën a def vérifier jigu moo tax nit ki mën na mën communication mais fekk communication bi muy communiquer yëpp lépp dara du ci dëgg nit ki koy déglu su maturé wala mu am tuuti xel rek dina xam ne lii wax ju jub la waaye nekk lu wax yi dëgg d'accord léegi nañ dem ci ñaan gi ndax léegi ma ne ñaan gi aaye ñoo fajatul wala ci ñi ñu koy jox la wala ci ñi koy joxe la ndax alxuraan da ngeen di wax ne il y a la médecine coranique te alxuraan amul lu mënul faj kon ci kan la ak nan la waaw loolu mos naa ci waxtaan ak benn xale yi ñu nekk ak man ñu waxtaan ci secret yi ma ne ko nit dina yor fatiha kee yor fatiha fatiha bi ñu ciy faj nit
kee jël fatiha bi jox ko nit dara du ko jëriñ dara te fekk benn fatiha bi la mais problème bi nekkul ci fatiha bi mais kii jëfandikoo fatiha bi la nekk foofu la affaire bi nekk lu tax mu nekk ci nu muy nekk parce que xam nga yàlla moo wax comme li nga wax léegi ne yàlla moo ne nañu ko ñaan may la ad'uuni astajib lakum yonent sallallahu alayhi wasallam mu ne addu'a silaahul mu'minin ñaan mooy ngànnaayu julit ñaan dafa nekk loo xam ne yàlla moo ko validé léegi nag dafa am koo xam ne dafa am li ñuy wax ndigal am ñoo xam ne amuñu ndigal dañu am fit wala ñu am volonté ñu leen di wax ma fit waaw ma fit léegi su ko defee nit ki nga xam ne dafa am izn nga xam ne yàlla bi mu waxee yonentu sallallahu alayhi wasallam da ko wooteel wa daa'ira ilallaahi bi izni la ko wax wooteel waaye ci sama ndigal ndigal loolu mos nañ koo laaj Cheikh Ibrahim Niass mu bind ci kaasiful albas li nga xam ne noonu la nit ki war a mën a utee ndigal mu indi ko ci ñetti aaya yooyu yëpp bëgguma koo gën a kii waaye aaya yi bi ko ciy bàyyi Niass di leeral dafa wax ne yàlla wax na wattabi sabila man anaaba ilayya toppal yoonu gaa yi nga xam ne dañoo dellu ci man mu daal di waxaat ne wasbir nafsaka ma lazina ba aaya ba jeex mu waxaat ne ci beneen aaya ba ne yaa ayyuhal lazina amanu ittaqullaaha wabtaqu ilayhi wasila yooyu la yàlla digalee ne nit ki na ut wasila pour mën a am ndigal loolu nag foofu la sirru ndigal dafa am mu ngi mel ni Jibril alayhi salaam ak yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndigal moo tax yàlla del Jibril doxale ko diggante yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak Jibril léegi nag ndigal loolu mooy indi nit ki su fekkee am na ndigal di ñaanam day nangu parce que nañ ko autorisé mu ngi mel ni tey ngay dem ministère wala ngay dem présidence ñu jox la autorisation nga ñëw ñu remplir sa tour ci cahier bi nga dugg biir présidence loolu ku mës a dugg biir présidence rek ko xam effectivement foofa boo amul invitation amuloon ndigal pour ñëw sa xel musul xalaat junni yoon ko juróom benn fukki junni ñaar ne da nga fay dem léegi nag su la sa fit mayee na nga jóg ne da nga fay dem bu la neexee nga dem ba jub présidence waññeeku mu ñëw tànqal nit ñi ne man dem naa présidence buntu ba palais ba nit ñi nii lañ taxawee nangam loolu nit ku amul ndigal noonu lay communiquer te day bari wax na foo ko fekk mais ki am ndigal day am sañ-sañ ñun dañoo am ndigal lu mat sëkk loo xam ne képp kuñ bëgg a dimbale mën nañ laa dimbale parce que dañuy wax ne jokku ci ku jokku la li la koy xamal mooy ndox ku ne xam na ne jikkoom du lakkee moo nekk jikkoom mais su jokkaloo safara dana ko dimbale ba nga xam ne boo dugalee sa loxo ci ndox da ngay gaaw wëccax sa loxo génn loolu moo indi différence bi léegi nag nit ñi nga xam ne dañuy jóg ne dañuy ñaan nga dem ci ñoom joxe sa alal toog di xaar ñu génne loolu ay sarax sonal la dugal la ci lu ne nga jël sa alal dépensé ko ci doo gis dara loolu ñàkk ndigal moo ko indi am na ci ñoo xam ne nag danañ am ndigal pare yàq ko mooy ci seen ñàkk a maandu ak ñàkk a wax dëgg nit ki suñu la santee loo xam ne mën nga ko nga ne lii kat mën naa ko yow mii ñaan xam nga ne yow yaay ñaan waaye xam nga ne am na koy nangu kii ñaan lu tamit xam ne yow lay ñaan loo waaye xam na ne moom it am na koy nangu loolu c'est très important ñaar ñiy seq domaine ñaan bi ñu xam ko ñu xam ne am na ku yor décision finale kooku nag ki li tax nga mën a am kooku mooy nga tënku ci frontières yim la yemale mooy nga sell nga maandu nga jub nga ut ndigal kii képp ku ñaanal yàlla dana ko nangu man bëri na ay retour yoo xam ne dama koy dégg nit ñi dañ may envoyé message di ma ñaanal ñii envoyé message di ma jox ay cadeau ñii di ñëw sama kër ñii di ma tuddee ay doom te sequñu dara loolu ñaan kese te man ku dégg Cheikh Omar Diop xam waama bi ni'mati rabbika fa hadis yàlla bu la mayee xéwal da nga koy waxtaanee waaye tekkiwut ne damay bàkku waaye y a une grande différence ku responsable ku ko xool da nga xam ne diw mi c'est un responsable nekkul naxekat nekkul ki nga xam ne dafay agressé nit ñi léegi nag léeg-léeg nga gis sëriñ buy toog palaasu yàlla de di fëgg taab naan jooni ku ñëw ma kii la nii mu mel ne moom li mu yor day ñëw rek tànk waaw mais loolu am na ñu ko sañ am na ñu yàlla may sañ-sañ boobu waaw loolu am na ñu yàlla may sañ-sañ boobu waaye du ñëpp
am na ñu ci bëri nag ñoo xam ne dañuy wax rek waaye nekkul ñu mën loolu yàlla am na ñu may ñoo xam ne may na leen lu ñu wax yàlla nangu ko tekkiwut ne nag ñoom dañoo toog place yàlla ba lu ñu bëgg rek lu neex yàlla lu naqar yàlla mu am déedéet waaw yàlla mooy nangu seen lépp ba nga xam ne lu ñu wax rek yàlla nangu ko d'accord lu mu wax rek yàlla nangu ko mais ñooñu noonu am na ci ñoo xam ne nekkuñ ci dara de am na ci ñoo xam ne du wut dañuy wax rek ku ñëw rek nangam de fekk na loolu du dëgg d'accord yow ci sa biir wax bu ma la déggee yaa ngi may wax ne am fetal ak mën a jam bokkul am na ku yore fetal yore ay bal te mënul jam mooy ci wàllu alxuraan boobu léegi nañ dem ci wàllu bi nga xam ne sànq yaa ngi ko tudd ci wàllu asraar ak ci yeneen xam nga tuuti yu daana wax naan mokkal naa asraar mokkal ga nga xam ne ku ma bind leer sax jarul nga ma koy envoyé nanga ko ngege naaw rek ma tontul te léegi ñu koy tudd bari nañu ba telle sorte kenn xamatul asraar bu wér ak bu yóbbu jaaro bi aussi da ngay dégg koo xam ne day wax ne jaaro bi sama jaaro bi nangam tëgg indi bu def ko nit ñeeg ñëpp ba tax kenn xamatul foofu aussi nga gis ko takk jaaro fukki at te du gis dara yooyu aussi yan leeral ngañ ci mën a jox ak yan firnde nga ñu mën a indil ci loo xam te ne nii lu wér lay doon waaw xam nga li ñuy wax ndono mooy li ma doon indi sànq ñun liñ yor dañ ko fay fekk suñu bàyyi di ci dimbale ay nit fekk suñuy maam di ci dimbale ay nit ñu yor secret yooyu ak secret yi nga xam ne suñ góorgóorlu ak suñu itte moo ñu ko may loolu moom moo dajee ci ñun xam maa lu dem ci mbiri jaaro bi man dama am résiste boo xam ne ñi ma jox sama jaaro bañ jël si waat di ma remercier di ma gërëm ci jaaro bi ak li ma ci waxoon ñu gis ko dafay mel ni saako maanaam xapp ak lakk jeexalu ko jaaro bi jinne yoo koy joxe wala nit ñi laa koy jox ña man dafa am ñoo xam ne dañ naan jinne yee leen koy jox ñoom ñu koy jox nit ñi de loolu xam nga Cheikh Fall moom laa lay wax rek tiim sa bopp di nax sa bopp na nit ñi ngay nax yaakaar naa ko di seeti jaan am na ñoom dañ naan jinne yee ma ko jox ma koy jox nit ñi ci ñoom la jógee waaw nax sa bopp na nit ñi laay nax dafa am jaaro bi man ma yore maa taxaw man Cheikh Omar Diop ma ne je suis la première personne au Sénégal dans les médias ku njëkk a wax jaaro ak ndomb maa ko njëkk a wax ci télévision yi ci internet bi ci rajo yi historique am na ci mbooleem lu mas a xew ci àddina nañ ko gëstu ñu xool kan moo njëkk a utiliser le mot jaaro ndombo ci dans les médias man Cheikh Omar Diop la kon kenn ëpp ma ci xam-xam mais am na ñoo xam ne dañuy dem ci tëgg ba maanaam ci bijoutier bi mu defaree leen jaaro ñu jël jóor ko di jaay bu noir bu vert bu xonq man dem naa ba ciy bëgg a dugg de man mii dem naa ba ciy bëgg a dugg de teg sama jaaro man tamit di jaay teg ci jaay ba tax ban boo xooy daal ci internet bi da ngay gis ñoo xam ne dañuy teg lu ma ay 30 jaaro nit ñi di photo ko nit di wax jaaro mais loolu tekkiwul ne xam nga mooy li ma waxoon sànq rek liggéey amul nit ñi amuñu lu ñu def léegi suñu gisee ne lii yow mën nañ ko def dañ koy def loolu moo indi nit ñëpp ku jóg taxaw na jaaro waaye ñoom ci seen jëmmi bopp boo leen xoolee sax da nga leen di yéene sarax ndax léeg-léeg da nga leen di yéene sax may bu fekkee ne sa jaaro baax na kay saa waay boo yoree secret bu baaxee dafay feeñ ci yow secret bu baaxee dafay feeñ ci yow da ngay fexe nga nit ñi ku la xool mais xam ne yow am nga secret ku la laal nga duma ko man am nañu ma laaloon du ma nekk waxuma du ma kii de mais am na ñoo xam ne bañ ma jógee ci man jëm ci man affaire baa ngi ni xam nañ ko man dama wax ne sama ndomba sama jaaro képp ku ko am ku la attaqué da nga alaku ku la songu daanu képp loolu dafa nekk lu wér koo ko xam ne da lay liggéey wala mu lay xeex wala mu añaale la ci sa place am na ñoo xam ne ñu ngi ba Amérique dama leen ko yónnee ay tubaab ñoo leen doon xeex ñëpp lañ dàq loolu mooy importance jaaro yi mooy li may wax noonu waaw boo ko takkee képp ku la iñaanee dina dellu ginnaaw lu la waay yéene sa noonu day këpp ci kawam képp koo xam ne mu ngi la mu yaa ngi bëgg dara di ko uti yàlla dana la ko yombalal soo amee ay àndandoo nag boo amee ay àndandoor yooyu noonu jaaro bi balaa muy def benn wàllu ouverture dana dindi yooyu yëpp ba yow nga mën a libre ci sa bopp da ngay gis ñoo xam ne luñ liggéey luñ yaakaar mu tas luñ uti duñ ko am luñ am mu dem fekk ay àndandoor yuñ am moo leen koy teg loolu lay dindi am na ñoo xam ne gis nga am na ñu ma ko jox ñoo xam ne tey seen situation changé boo xam ne ñoom dañuy dem ba seen mbokk yi sax dañoo waaru ci seen changement situation bi mais ñaan amul lu mënul def ñaan amul lu mënul
jaaro bi gis nga ku yor jaaro man dama wax ne képp ku yor jaaro yooyu yërëm yoroo jaaro boo ko yoree mu wér da ngay dimbalaate mais waruñ laa dimbale waroo nekk koo xam ne da ngay sonn waroo nekk koo xam ne da ngay ñàkk jaaro boo ko yoree xanaa mu yàqu nga def lu ko yàq wala mu yàqu te yëgoo ko mais nga yor jaaro mu wér jaaro bi mukk foo toog di nit ñi dinañ xam ne yow sa kàddu dañ koy respecté sa alal du dem loo yaakaar diñ ci jot yaakaar bu tas boo ko amee day dëñ ku la liggéey mu këpp ci kawam képp koo xam ne mu ngi lay añaan boobu dana kii képp ku la catu daf ko exprès cat ba day delluwaat ci moom directement même bu ko deful exprès dafay delluwaat cat bi ndomb gi noonu képp koo xam ne mu ngi lay liggéey du jàpp mukk doo mës a dee mukk ci accident boo tukkee da nga ñibbi si waat ci jàmm sa alal du yàqu nit ba amee ay àndandoo wala ay rab boo ko takkee dalay bax jaaro bi dafay ànd ak ndomb bi wala mën nga am ndomb bi am jaaro bi à part mën nga am ndomb bi à part nekkul loo xam ne ñoom ñaar mën nga ko bu la neexee nga boole ko timin su la sa kàttan mayee mën nga ko boole moo gën boole gi sax moo gën loolu secret la secret boobu nag dama ko jox ay milliers de personnes dama ko jox ay nit ñu bari ñoo xam ne liñ may ñaanal di ma gërëm et puis dañ may wujj sax di ma wax na ma yow yaa ngi koy wax di ko joxe mais yow sax xamoo sax li ngay wax xamoo sax li ngay jox mais dafa naa loo ci gis ci mu xéwal ak loo ci gis ci yokkati bi xam naa ko dama ko sañata wax ci média ñu may weddi donc doy na rek ñu ne maa ko njëkk a wax loolu doy na garantie maa njëkk a wax loolu ci télé rajo loolu rek sant yàlla la effectivement loolu rek sant yàlla la mais xam naa ne yaa ngi may wax ne sax am na ñuy yëngu ci wàllu ñaan fekk dañ leen war a ñaanal comme am na ñuy yëngu ci wàllu faj fekk dañ leen war a faj ma fàttaliwaat rek ne ñoo ngi seq ak jotaay ki nga xam ne moom mooy Cheikh Omar Diop di borom xam-xam ñuy taataan ci leen ci wàllu xam-xam bi nga xam ne suñu borom dénk na ko ndax saa su nekk damay wax ne rek yéen borom xam-xam yi saabaaru dugub ngeen ci saabaaru dugub foo ko loolu rek am lu fa ruus Cheikh Omar xam naa ne bu ma ñëwaatee ku soxla coordonnées Cheikh Omar aussi di nga ko gis au bas de l'écran foofu su ko defee rek nga jox ko ak moom Cheikh Omar xam nga man damay dem ba mu yàgg sax man léeg-léeg damay xaw a ragal def émission pourquoi benn mbokk mu ne ma ne ko lu tax mu ne ma ne ko parce que fu ñu kiyee sëriñ bi dañ la fay tuddal waaye am naa ñoo xam ne am naa fitu def ak ñoom émission parce que man ci dëgg laay dox ci lu wér laay wër aussi tamit mais gis nañ ne ci wàllu woowu aussi xam nga adduna dafa doy waar te nii dañoo iñaan du ñu bàyyi lu baax ak ku baax fan lay nit di muccee avant que nag ñuy duggaat nag ci yeneen feebar yi jàngoro yi alhamdulilah ak nu muy def ba mucc soo ko buggee balaa ay gàllaaj di ñëw mooy nga wax loo mën benn bi ci jiitu mooy lépp looy wax na fekk mu nekk loo mën yéen sëriñ si gars yi de nee nañ moom loo leen wax rek ñu ne mën naa ko déet waaw loo tax ba ñu leen dox maa mën bañ tuddee maa mën waaw am na ci benn soxna si ñëwoon ci man bu ñëwee mu ne waaw man damay dem ci maamani ba sonn léegi nag moo tax man a xaaral ma ñëw ci yow ma ne ko mbaa boolewu ma ci maamani mu ne ma génnoo ci dem ma ne ko kon jugal ñibbi man du lépp laa mën am na lu ma mën am na lu ma tëlee yàlla rek moo mën lépp damaa xamul nag nu ngeen def ba dindi tuuma boobu waaw mais loolu lu koy dindi mooy yow yaa ciy génne sa bopp yow yaa ciy génne sa bopp sa communication yaa ciy génne sa bopp sa comportement yaa ciy génne sa bopp ci say résultats yaa ciy génne sa bopp ci sa engagement man waxum mbàkkuwuma du ma wax ne mucc naa ci nit ñëpp waaye mën naa dox ci mbedd mu ne loolu mën naa ko wax loolu am na lu muy tekki waxuma ne mucc naa ci nit ñëpp de waaye mbedd mu ma neex mën naa faa aw loolu dafa am lu muy tekki donc am na ñoo xam ne am na maanaam ko waxul lu ñuy nëbbu deful lu ñuy nëbbu fu ko neex jaar fu ko neex c'est très bien donc c'est important nit ki mu xam loolu muy wax lu mu mën muy def lu mu mën deuxièmement nga ut ay gàllaaj ut ñaan ndax ñaan fi lañ ko fekk mais am na ñoo xam ne pardon doogumal am na ñoo xam dañ naan alxuraan kenn waru koo takk kenn waru koo sangoo kenn waru koo kii am na ñuy dingat lu mel noonu waaw am na ñoo xam ne danañu sëriñ ci boppam amul waruñ sëriñ nit wartu ut sëriñ kookoo gën a garaaw balaa ñuy egsi ci takk geeg tekki gi am na ñoo xam ne dañuy wax ne l'islam bi alxuraan boobu ci boppam amul du dëgg am nañu àgg foofu am nañu egg ci beneen ñu ne yonent bi du yonentu am nañu àgg foofu am nañu egg ci ñu ne ki yenn yonent bi yàlla ci boppam amul kon tax yonente bañ ko jeberee ñu wàccee lële ah lu tax yonente bi bañ ko jeberee kon ñu wàccee Falaq ak Naas waaw loolu xam nga lu ko indi mooy dama lay woon weddikat yi weddikat yi laa lay woon pare balaa may dugg ak yow ci loolu balaa ma lay indi ok ci argumenté la ne la lii bi mu wàccee ci diw nangam la utilisé woon ci alxuraan waaye dama la bëgg a wax ne la weddikat yi dañoo am ay degré dem nañ ba yàlla bi bind mbindee bi bind univers bi
yàlla ci boppam boobu nee nañ amut te ku ne xam na ne bu xew amee bu jaaxal ñëpp dañ naan lii yàlla rek ci mën dara kon ba ngay gis sax tubaab bi bu ñu jaaxlee ba jaaxle dañ naan mon Dieu my God da ngay dégg ñu koy wax te ñooñu gëmuñu sax yàlla léegi nag dañuy indi na li nga xam ne moom mooy alquran yàlla ci boppam bi mu yónnee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam njabarkat yi dañ koo njabar ba loxoom sax mënu ko yëkkati ci qul a'udhu bi rabbil falaq yi ak qul a'udhu bi rabbin naas yi la utiliser yàlla yónni Jibril mu xamal ko ne ko moom dañ koo njabar te njabar la ñu ngi ko sànni ca teen ba yéen Jibril ñëw wax ko ñu génnee njabar li yàlla Jibril jox ko falaq ak naas yi ci la yonent sallallahu alayhi wasallam mën a muccee ci njabar googu kon nit ñi buñ toogee foog ne kenn mënut leen a liggéey wala liggéey amul wala njabar amul loolu ku réer rek a koy xalaat njabarkat bu fekkee ne moo mën a njabar yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba jàpp ko kenn mënta mucc te yonent moo nekkoon suñu référence moo nekk suñu référence moo nekk koo xam ne ci moom la ñuy jàngee lépp lu ñuy jàng kon moom jàpp nañ ko ci njabar kon keneen waxatuñ ko léegi nag ndax njabar bu jàppee nit ndax nit mën na ko dindi am na njabar bu jàppee nit ndax Seydina Omar nit jaan matt na ko mu jël mbaxana bind ci Fatiha dëppal ko buur ba jaan ja wàcc kon Fatiha lugg nañ ci jaan saxaaba yi daan nañ jëfandikoo alxuraan takk gi ak sol gi yëpp benn la ndax Fatiha bu ñu ko mën a dugal ci mbaxana da ko këpp ci Fatiha la jàng sax te saxaaba ba kooku saxaaba la mais Seydina Omar saxaaba bi ñu bindaloon téere bi boppam mënoon métti mu bind Fatiha bi ci mbaxana mi jox ko buur bi mu sol ko saa yoo ko tegee ci boppam rek bopp ba sedd su ko simmee bopp bi ñëwaat bopp bi métti bi ñëwaat kon takk gi mënatuñ ko weddi ndax sol gi mën na représenter takk gi ndax alxuraan la bind rek jox ko mu utiliser ko kon mode utilisation bi mën na am ay façon mais utiliser nañ alxuraan ci jamono Seydina ci saxaaba yoon sallallahu alayhi wasallam saxaaba yi dem nañ ci benn dëkk yàlla dogal ñu dem ñu nuyu fayuñ leen ñu ñaan mayuñ leen lekk yàlla dogal seen buur ba jaan matt ko saxaaba yi ci boppam bi leen jaan di mattee ñu dem toog te ba guddi bi jaan di mattee buur bi te guddi ga ñu ñëw wax leen ne leen ndax yéen amu leen ku mën a lugg jaan am ci benn saxaaba wax ne mu ne man am naa lu mën a lugg jaan bañ ko laajee dafa ne da ngeen may fay téeméeri gàtt ma soog koo lugg seen buur bi ndax ñaan nañ leen ngeen bañ lekk joxuñ leen may leen ñu ndox kon da ngeen ñuy fay ñu jox ko téeméeri gàtt mu jàng Fatiha tëfle ko ci bopp waa ji jaan ji wàcc léegi buur bi jaan ji wàcc mu jël gàtt yi yóbbu ko ci yonent sallallahu alayhi wasallam jox ko ne ko lii kat maa ko def léegi nan ndax sañ naa ko mu ne balaa ma ciy laal dara danaa laaj yonent bi ndax sañ naa ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne seddoo leen ko te ngeen jox ma man sama wàll ci kii bi ci gàtt yi kon ñaan nit ñi daan nañ ci wut ñaan nit daan saxaaba yi daan nañ ko def daan nañ jëfandikoo alxuraan daan nañ ko jàng daan nañ ko bind daan nañ ko utiliser ci fànn yépp kon ba ci Hasan xaw ma Huseenu mës naa feebar ba yonent jàq ci feebaram bi foog ne day dee Jibril moo ñëw ne ko na bind saar wi nga xam ne xarafu faa amu ci ñu jox ko ñu bind ko sang ko bañ ko ba ko yonent bindee sang ko Seydina Huseenu comme Hasan la yaakaar naa Seydina Hasan la ba mu ko sangee la jóg foofu wér sëriñ mu ngi existé ba tey mi ngi am ndax nit ñi am na ñoo xam ne dañ xam ne man dañ maa liggéey dañ maa njabar nañ ma yàq nañ ma nit ñaa ngi ko xam mais problème nit ñi mooy kan la fan la ak nan la waaw loolu foofu la problème nit ñi nekk nit am na ci ñenn ñu koy xam am na ci ñoo xam ne dañuy xam ne diw mii man am naa ci sens am naa sens dañ may tëdd guddi ñu ne Cheikh Omar nangam ak nangam am na ci nangam ci nangam man plusieurs fois ñëw naa nit jugee ci barab ñëw si sama kër pour yàqal ma yeewu ñëw wax xale bi nekk ak man ne ko demal ci salle bi ndax fi may recevoir ak fi nit ñi di toog dinaa ñëw ba yegg ci du ma xam ku ne ci salle bi demal ci salle bi nga xoolal ma diw ndax ma nga fa fekk wax nañ ma ci guddi gi ne ma ñëw na te nangama moo ko indi te xam nga nit ñi am nañ jinne yi am na ñoo xam ne ay jinne lañ dañuy ñëw ci yow yàqal si la am ñoo xam ne ay nit lañ dañuy ñëw yàlla may leen xam-xam ñu ñëw pour yàqal si la am ñoo xam ne ay saay-saay lañ ñoo xam ne soxlawuñ lu dul kilifa yi lañ soxla borom alal yi wala borom tur yi wala borom daraja yi parce que sacrifice yi ñuy soxla ci yooyu lañ koy jëlee ok kon yooyu tam am na yooyu am na
ba ma ñëwee ma ne ko demal ci salle bi nga xoolal ma diw nga laajte ci biir mbooloo mi diw ndax ma nga fa ba mu ñëwee laaj ko mu ci diw mu ne ko maa ngi nii mu ne ko sëriñ bi nee na du la recevoir nga ñibbi mu jóg ñibbi parce que ba mu ko waxee loolu rek la xam ne nangam la xam ne man xam naa pexe. mais loolu moo tax ma ne leen yéen sëriñ bu ngeen di wax télé wala rajo xuux rek ngeen di joxe mais ndekete sëriñ am na xuux ak xuuxaa xuux. am na xuuxaa xuux mu ngi di ak da ba sëriñ bi di jàngal taal yooyu di ko jox di. dafa dencoon da donc ñun am nañ di am nañ da loolu nag am na ci ñoo xam ne duñu ay sëriñ. am na ci ñoo xam ne dañuy dem ba yàgg da ngay gis ñu jékki-jékki yàgg tàkk ba yàgg da ngay jékki-jékki ñu ne furaas ñu naan ne ñu ngi fi woon. fekk kooku dafa am na yoo xam ne boo jugee rab yi dañuy jóg saytaan yi dañuy jóg jinne yi dañuy jóg ñëpp ay ñëw nit ñi ngay recevoir nit ñi noonu ngay recevoir saytaan yi jinne yi donc suñu liggéey bi am na yenn timin am na ay risque timin mais nit ñi ñëw ci ñun di ñaanlu sëriñ di ñaanlu ci Sénégal muy am na man yàlla boole na ma ci bàkk wu ma yàlla boole na ma ci ñi nga xam ne dem nañ ba egg ci xam luy ñaan man damay ñaan yàlla muy nangu man damay ñaanal ay nit yàlla di ko nangu ndax am naa ci ay preuve yu dul jeex waaw xam nga am na wala amul sax loolu dootuñu ko werante parce que aduna am nañu mën a ñaw di ñawal seen bopp am na ñoom mënuñoo ñaw faw ñu ñawal leen waaye nag bul tase tailleur dëbb daaxe ndax am na ñoo xamante ne nii kenn du leen jox jesneer du dëgg kon nga ñàkk sa tissu kon xam naa ne après ma ñëw ñu dugg ci wàllu faj bu ma fàttali leen ne tey ñoo ngi seq spécial jotaay ki nga xam ne Cheikh Omar Diop di borom xam-xam ñu war a waxtaanee nag njëriñu xam-xam ak lan mooy xam-xam Cheikh Omar képp ku soxla coordonnées yi di nga ko gis foofu au bas de l'écran dama bëgg ñu dugg tuuti ci wàllu faj ndax sànq wax naa la ci tawatu poos ak tawatu yaram ndax kenn wératul ndax benn mbokk sax nee na ma les Sénégalais creusent leur tombe avec leurs dents parce que neen li ñuy lekk mais bii nga xam ne moom moo gën a def l'objet d'une discussion laay gën a laal sax ndax foofu docteurs yi dañ leen fay jam mooy hépatite B docteurs yi ñu ne ñi wax dañuy faj hépatite B bari na pourquoi j'ai choisi hépatite B parce que moom moo gën a def l'objet d'une discussion dans le débat am na ñoo xam ne convaincre na am na ñoo xam ne faj nañ ci wér am na ñoo xam ne nee nañu daal yéen maîtriser wu leen ko xamu leen ko yow lan ngay ban tontu ngay indi ci wàllu woowu éclaircissement hépatite man dama am tiitaange bu rëy lu tax parce que dama xam hépatite dimension bu mu toll tey ak danger bi mu dangereux ak métti gi mu métti ci ku mu dal ak fa mu koy jëmee ak li nga xam ne moo nekk ci biir hépatite ku ko xamul nag mën nga ko am sax doo la yàqal nelaw mais ku xam hépatite lan lay def ak fan lay mujjee nit ki kooku su toogee ba ñu ne ko hépatite moo la dal yaakaar naa waratul nelaw waratul lekk waratul naan war na mën a jóg dem ci ku ko tane ci hépatite mu leeralal ko mu dimbale ko ci comme su fekkee ne pour leeral ci wàllu hépatite feebar la am na benn waxtaan bu ma defoon ma ne man fu ma koy catégoriser ci ci maladie yi fi Ebola tollu wala Sida tollu fa wala feebar yi gën a bon ci àddina damay wax ne foofu la hépatite tollu lu tax parce que hépatite dans le monde entier il y a 2 milliards de personnes yoo xam ne ils sont déjà infectés par l'hépatite léegi nag Afrique la gën a yaatoo moo tax gars yi man ci sama analyse ak sama gëstu bopp dama ne mënuma concevoir ñu ne les médecins tradipraticiens wala les médecins traditionnels am nañ ci benn résultat wala am nañ ci benn xam-xam te médecine moderne amu ci xam-xam wala gisaguñu lu koy faj man damay xaw a étonné tuuti lu tax mu lay étonné parce que dama jàpp ne ñoo ko buggul ah lu tax parce que dama gis ne système la boo xam ne pour wàññi xëy na population mondiale bi wala comme léegi guerre mënatul am mënatoo toog rek na diw sàngam seen dëkk war nañu wàññi nit ñi mënatuloo ko léegi soo ko defee ONG yëpp jóg taxaw ne waratoo ko def mu ngi mel ni lu xew ca réew mi tey ñu jàpp jullit ñi di rey rek Birmanie ñu jàpp jullit ñi di rey kenn mënu caa wax ba ñëpp jóg di wax ne boo jógee ne da ngay rey ay nit am dañuy jóg taxaw donc may wax ne kon virus hépatite bi xëy na comme am nañ ci occasion mu mën a wàññi dañ naan kon nañ ko bàyyi mu liggéeyee ñu liñ bëggoon a def man ci sama jàngat boobu loolu la jàpp parce que man mënuma man Cheikh Omar Diop bi nga xam ne amu benn jumtukaay amu benn appareil boo xam ne yàlla may na ma chance man ma mën a faj hépatite di envoyé ay nit ñuy dem di defar ay analyse ñu am ay résultats yu positif ma jël seen i dossier classé ko am ci ay milliers ay centaines de personnes yoo xam ne maa ngi leen yor ci hépatite di leen gérer
di leen faj ñuy am ay résultats yu positif. ba pare ñoom ñu ne mënuñu amuñu ci benn solution man loolu man dafa ma daxal. xam nga parce que léegi sax maa ngi ci discuter ak Cheikh Tidiane dañoo wax ne yéen xamu leen virus parce que dafa am virus xamu leen virus te boole si ñenn seen garab yi day nëbb jàngoro. ndax mën nga koo defal test nga defal ko analyse doo gis dara fi neen garab yi daf koy nëbb. non loolu c'est faux loolu amul loolu science amul foofu c'est loolu. Cheikh Fall benn médecin ñemewul taxaw ci kanam Cheikh Omar Diop wax. nee na garab buy nëbb feebar. nee na aussi mën ngeen leen a jox garab gi virus bi di nelaw nga dem def analyse ñu ne kat gisuñu dara fekk virus bi day nelaw. déedéet xam nga virus bi nelawee analyse bi daf lay wax ne virus bi day nelaw xam nga hépatite dafa am ay étapes. étape hépatite bi su fekkee ne dafa nekk virus bu fekkee day nelaw. lan mooy hépatite d'abord. hépatite xam nga dafa am hépatite bu ñuy wax hépatite A. B C D E. hépatite àgg na ba E ba juróomi hépatite. mais hépatite mooy virus la boo xam ne. ci foie ci yaram lay nekk ci deret lay nekk. mais bu yàggee ci deret bi day dem dugg ci foie bi. bu duggee ci foie bi dafay yàq foie bi moom mooy. ñi nga xam ne kon foie bi moom mooy këram. foie bi mooy këram léegi nag su fekkee ne nag dugg na ci foie bi. day dem ba nga xam ne léegi day yàq foie bi. dafay enflammé bu foie bi enflammé woo day dem ba nga xam ne léegi foie bi dootul mën a fonctionner. ok soo lekkee digestion bi nga xam ne moom foo xam nga nit bu lekkee foie moo koy digérer. mooy reesal bi moo koy reesal yooyu yëpp. léegi nag su fekkee ne nag foie boobu noonu nga xam ne mooy fonctionner organe la boo xam ne ci nit ci côté ndeyjoor bi lay nekk. su fekkee ne foie boobu doy am na problème day dem ba yàgg bu yàggee xam nga dafa am ay catégorie dafa am étape boo xam ne boo fa nekkee dafa nekk hépatique chronique. après les 6 mois. su dépassé 6 mois dafay nekk hépatique chronique. su duggee ci hépatite chronique boobu bu yàggee dafay dugg ci hépatique cirrhose bu duggee ci état cirrhose bi bu duggee ci hépatite cirrhose chronique bi day dem ci cirrhose. su duggee ci cirrhose nag bu dépassé cirrhose foofu nag da ngay gis foie bi dafay commencé yàqu day dem ba foie bi mën na dagg. mën na dem foie bi mu am ay boule. foie bi mooy res bi. foie bi mooy res bi. pour ñi déggul français waaw mooy res bi. léegi nag bu yàggee. day yàq res bi mooy nag bu demee ba nga xam ne nag egg na ci foo xam ne tey boo lekkee lekk bi du rees soo naanee ndox mi dootul rees dañu la yóbbu hôpital dugal racole ci sa biir asphyxier ko tuur ndox mi. foofu moo tax symptômes yi hépatique kenn ñaanu ko yàlla gis ci nit ndax symptômes yi moom boo ko gisee ci nit ki rek. xamal la nit ki moom daanaka boo xoolee loru na ba pare. terminal mooy boo demee ba gis nit ki bët yi jaune carrément nga dem gis ko buy tuur ndox bët buy tuur ndox mi jaune foofu nañ gaaw def intervention. ki nga xamante ne ni par exemple que ne symptôme bi génnagul amagul après nan la koy xamee moom. waaw kooku ay analyse rek moo mën a définir kooku noonu. supposons xam nga ñu bëri tey ñu am hépatite ci Sénégal. ñu am ko ñun ñu xam ko dañ doon def don de sang. ñuy gën a bëri ci nit ñi mooy bu ñuy dem def don de sang ci lañ leen di annoncé que ne yow kat sa yaram bi virus hépatique bi dugg na la. am na ñoo xam ne dañuy am beneen feebar ñu defal leen bilan. bilan bi bu ñu leen ko defalee defaale bilan hépatique bu ñu leen defalee bilan bu ñu ci boolee hépatite bi dañ ciy gisaale hépatite am na. am ñoo xam ne ci seen accouchement ci lañ leen di xamee ne ñi kat hépatique bi jàpp na leen bu boobaa dañ leen di vacciner seen doom yi. ci lañ koy gisee maanaam il faut ñu defal la. xool sa direct. kon ce qui veut dire que da nga ma war ne médecine moderne war na ko lëkkaloo ak médecine traditionnelle. mënuñoo tàggoo loolu obligation la ci moment bi ñu toll. fekkee ne population Sénégal bi ñor na leen. forcément dañoo war a lëkkaloo ak ñun. loolu kay ministère de la santé moo ko war a dox. ministère de la santé loolu maa ngi ko ci wax. parce que man Cheikh Omar Diop. man je suis partant. man pare naa pour lëkkaloo ak bépp médecin ci kii waaye nag waxuma ñëw. jox leen sama secret. ñu dem taxaw fële na ñoo ko xam. moo ci nangu de damay wax lu leer. mais propriété intellectuelle am na. waaw parce que wala bañu ma ko. sàcc xam-xamu nit ki da ko yóbbu war na la moo kon mu am na lu ñuy wax kii bi de kon mu porté la plainte. waaw loolu balaa ñu ci yegg. dañuy wax naan mieux prévenir que guérir. il faut nga prévenir moo gën nga ngay faju. donc loolu moo tax ma bëgg wax. parce que xam-xam bi nga xam ne yàlla dénk nañu ko ci. résultats yi nga xam ne yàlla may nañu ko ci ñu am ko ci. man ay médecin ay docteur jël nañ samay résultats hépatite. confirmé ne ma carrément Cheikh Omar
say résultat baax na. est-ce que par exemple yow mën nga lancer benn message ci docteur bépp koo xam ne am na hépatite B mu am malade mu yebal la ko. moom mu suivre ko. waaw man d'accord naa ko. man d'accord naa médecin boo xam ne. man d'accord naa médecin boo xam ne. am na patient boo xam ne dafa hépatite. mu envoyé ma ko. man du ma ko defal ay résultats. du ma ko defal benn kii du ma ko defal benn analyse. moom mooy def analyse yi. du début à la fin. man d'accord naa ko. ñu xool sama garab yi ban njëriñ la am parce que loolu def naa ko ak benn kii médecin. benn infirmier yaakaar naa infirmier la. su ma jumul koo xam ne jëkkëram bu ñëwee ci man dafa bañoon jëkkër ji moo volontaire ñëw ci man. ne ma man ay ñaan lañ séqoon xam naa ne yow tiyee nit ku honnête nga nit ku dëggu nga. man doy nga ma pour maa jël samay engagement wu bopp donte sama jabar àndu ci. man dama bëgg dama hépatite dama bëgg nga fajal ma ko. jabaram bi mu ñëwee ci man dama ne ko comme moom engagé wu na man maa koy suivre su ma ko suivre yow yaay def analyse yi. soo ñu defee analyse yi léegi bu boobaa fu mu toll yaa ma koy wax. mu ne ma d'accord naa léegi ñu commencé def analyse yi fekk moom hépatite bi yéeg na ba ay 19000. premier rendez-vous bi 3 mois lañ def mu wàcc ba 9000. yaa ngi dégg. deuxième rendez-vous bi 3 mois affaire bi wàcc na ba 300. 19000 ba 300 ci 6 mois. am na amélioration. am na très amélioration bu grave. bu ñu xoolee niveau cholestérol bi effet bi yéegoon na ba 2 mu wàcc normal. mu ne ma man ak moom 6 mois ñu ngi nii ànduñu ci lal léegi commencé waat nañ di ànd. mais moom ku góor ki dafa hépatite dafa active dem na ba active. mais jëkkër ji wàll na ko jabar ji. mais jabar ji comme yàlla moom mu ngi am bon état anticorps yi. moom moo ko éliminé. effectivement yàlla dogal moo am ay anticorps yu baax anticorps yi éliminé hépatite bi. loolu moo ko may sens moom jabar ji. mais jëkkër ji actuellement wàcc na ba mu ngi ci 300. ne naa ko prochain rendez-vous bu ñu ñëwee. dañuy gis négatif. yow loo koy fay sur alxuraan bi wala sur les plantes les plantes les racines. avec les poudres. mélange bi may fajee hépatite. 14 plantes la 14 plantes yoo xam ne ci sama gëstu laa ko xamee. 14 plantes du benn plante du ñaari plante. yëpp yaa koy defaral sa maa mélange def mélange bi yëpp. waaw kay foofu tamit dogguma la Cheikh Oumar docteur yi dañuy wax ne yéen seen garab yi ñu bari am nañ insuffisance rénale te yéen a leen ko jox. waaw mais man loolu lu ma leen di tontoo rek. mooy tubaab yi am insuffisance rénale te mosuñu xam li plante naturelle. lu leen ko jox. loolu tontu la. deuxièmement mooy plante yi ñuy naan nii wala garab yi ñuy naan. mooy dund doomu aadama. doomu aadama ay plante lay dundee. salade plante la. gerte plante la. mboq plante la. ceeb plante la. dugub plante la. yëpp plante la. ah mais yooyu dañ naan amul principe actif. waaw mais loolu lu ko indi loolu xam nga bu fekkee nit ki mu ngi lay sànni xeer. dafay am loo xam ne dañ koy wooyee maanaam polémique. dañuy am loo xam ne bu ñu ko waxee pour polémique rek la pour polémique la. mais en vrai dire. ñoom ci sabab sont très conscients que ne li ñuy joxe amul effet secondaire ñoom xam nañu ko. donc plantes yi am na ci quelques plantes yoo xam ne. mën nañu wax ne mën na gaañ nit. ci fekkee ne nit ki koy joxe xamu ko. mais fekkee ne yow nit ki yaa ngi ko limité dosage am. lii ngay jël matin lii ngay jël midi lii ngay jël soir. nombre de cuillère bi nangam nga koy jëlee. nombre de ndox mi d'eau bi verre bi nii lay toll. xam nga kooku déjà def na effort. ba pour xool limite bi pour bañ gaañ patient am. donc loolu yëpp ay effort la yu ñu def mais loolu doyul li gënoon mooy. ñu lëkkaloo ak ñun. ne yéen kat comme point bi yéen a ngi ci am ndam. point bi manqué na leen point bi manqué lañ leen ci dimbale. parce que population moo ñu war a intéressé. mais affaire de intérêt la. xam nga Sénégal àddina bi ñu toll tey. ni ku nekk intérêt am lay carte. léegi nag kii carte intérêt dafay yàq deru ki nga xam ne mooy wujjëm. ñun résultat yi ñuy am. OMS moo ko validé. moo ko confirmé. moo ne les 95% population Sénégal. bu ñu feebaree balaa ñuy dem ci médecins yi. ci tradipraticiens yi la ñuy njëkkee ci sëriñ si la ñuy njëkkee. te OMS en 1978 la ko doon wax. loolu en 1978 kon. lañ ko wax. ba tey. mais loolu dafa jiitu li ñuy wax tey ci li ñuy médecins yi di sànni. kon ñun argument yi ñu am pour am wane ne am nañu résultat. mooy population bi ñoo ko confirmé. population bi ñun lañ gën a gëm. ñun lañ jox bopp. ñun lañ yaakaar
mais suñu cat lenn la rek la mooy ñi rax ci suñu biir te xamuñ lu ñu leen di def loolu rek la mais su dul loolu amul fenn fu ñu nit ñi mën a jaar ndax résultat yi ñuy am man damay wax man Cheikh Omar Diop dama wax ne médecine moderne dafa am crise man dama koy wax parce que loolu la lan mooy crise am tey crise bi mooy médicaments yi nga xam ne doon nañ ko utiliser te léegi ñëwetuñ ko jox population yi ñu supprimer ko man toog naa ci kenn koo xam ne nee na y a 300 médicaments yoo xam ne dañ ko supprimer léegi dans le monde kenn utiliser tu ko mais te ñoom ñoo waxoon baax na kon da nga maa wax ne ñaata lor la def avant que ñu koy retirer dafa te lor yi ñoo tax ñu xam ne baaxul lor yi mu lor nit ñi moo tax ñu dem ba xam ne nekkee médicament te ñun plante yi ñu doon joxe depuis ba ñu ko commencé joxe ba tey mosuñu ko bàyyi te nit ñaa ngi ci faju di wér te nit ñaa ngi ciy faju di wér ma fàttali war rek ne tey ñoo ngi seq spécial jotaay ak ki nga xam ne moom mooy Cheikh Omar Diop di borom xam-xam di yëngu ci wàllu faj ak ci wàllu ñaan aussi tamit waaye nekk kilifa diine ñu seq moom ci li nga xam te ne moom la ko yàlla suñu borom may ndax saa su nekk ma répété waat ko rek borom xam-xam yi saabaaru dugub lañu foo ko dóor rek am lu fa ruus waaye nag fan la nan la kan la foofu mooy problème mu nit ñi Cheikh Omar dañuy xam naa ci wàllu hépatite B boobu. wàllu hépatite B laa bëggoon a waaw demal pour gën koo leeral. ndax hépatite feebar la boo xam ne dafa am fu muy tàmbalee dafa am fu muy mujjee. li nga xam ne mooy wàllu symptômes yi hépatite bi bu fekkee ne nit ki jàpp na la bu fekkee hépatite jàpp na la li nga war a def njëkk a def. mooy nga dem nga def bilan. man boo defee bilan nga indil ma ko. ma xool résultat yi dinaa la accompagner bu fekkee ne hépatite bi mu ngi egg ci état cirrhose début cirrhose mën naa la dimbale cirrhose bi boo demee ba cirrhose mën naa la dimbale ba nga dellu si waat ndax dimbale naa ci ñu bari su fekkee ne nag hépatite chronique bi la dinaa la dimbale bu fekkee ne bu mu ci mënti nekk rek tant que yeggul ci état cancer dinaa la mën naa la dimbale parce que cancer bi ñu doon wax noonu ba loolu dafa am ñu ko aaye moo tax mënatuñ caa wax ci média yi. waaw xam nga aaye ak ñàkk aaye xam nga bu ñu nekkee ne ñun seetuñu tey ci lu ñu aaye wala lu ñu aaye xam nga lan la ñuy seet santé des populations dimbali nit ñi parce que kay aaye wala kay tere na ngay dem di wax ca ma organe état di wala média d'état di ko wax nga door a aaye mais quand on parle par exemple ci wàllu xam-xam ñu sëkk ak jotaay war nañu wax ne kat lii lu wér la ku ko def nga faju ku mu neex nga ñëw ku mu neex nga bañ a ñëw. waaw moo tax may wax parce que soo waxee wolof dafay wax ne wax loo mën def loo mën boo tuddee nelaw mais pourquoi ñuy dugg ci biir tradition yi di leen wër di leen laaj lan mooy faj cancer ñaata nit man ñu ma xam man rek am naa ci ay nit yoo xam ñëw nañ ci man parce que yow gëm nga ne am na seytaane moo koy jox wax naa benn docteur ne ko man yàlla may na ma sens tey bu ñu lëkkaloo nag man ma génne li faj cancer parce que doxal naa nit am nga nit ku dem ba mën a faj góomu jabet nga xam ne góomu jabet waaw ku dem ba mën a faj góomu bi jabet bu ñu la dimbalee nga faj cancer man fajal naa nit koo xam ne chaque jour da daan dem passement hôpital góomu jabetam faj naa koo xam ne tànkam dañ ko dagg góomu jabetam donc bañu ma wax ko mais fekkee ne booy wax da ngay wax loo xam ne ku ko dégg rek mu xam ne lii yenn na maanaam justement c'est ça nag loolu laa bëgg donc parce que ñoom lu ñu ciy bañ mooy ay dérapage waaw mu am des dérapages effectivement non man suñu ma accompagner rek justement man suñu ma accompagner rek accompagnement bi nag soxlawu ma ci ay yenn li ma soxla mooy nga toog sa place man may faj yow ngay suivre xam nga lu tax ma wàlla lii Cheikh Omar xam nga professeur Colomb moo jiite woon Fann dafa am benn dof boo xam daf koo faj wérul benn kii ne ko infirmier ne ko pourtant man am naa sama maam mu nga dëkk ba nañ ko indi bañ ko indee maam ñi dafa jël ay sunga waram ñu seulement ko doom mu daal di nelaw professeur Colomb xam lu mu leen wax moom moo indi woon dëppkat yi ca Fann mu ne leen nañ fi toog di def li ñuy def ñuy faj nit ñi ba nii Sénégalais yi ñëwee ñoo fa jëleen dëppkat yi te ab tubaab la loolu nag tubaab bi xam nga lu mu xool résultat bi njëriñ bi c'est exactement mais léegi nit ñi xam nga lu ñu xool intérêt poche yi moo waral ñuy résulter lu bari léegi nag hépatite boobu noonu su fekkee ne day nekk na 6 mois ci yow day nekk chronique su jugee ci chronique dafay nekk cirrhose su jugee ci cirrhose dafay def cancer du foie képp koo xam ne yaa ngi am sa côté droite muy tàng di diis wala muy métti demal hôpital ñu xoolal la sa yaram ndax am nga hépatite wala amuloo hépatite même bu fekkee loolu yëpp amul yow demal hôpital nga def bilan général nga xool sa yaram est-ce que am nga hépatite wala amuloo hépatite parce que hépatite bi day wàlle gis nga bu yeggee ci état cirrhose day wàlle gis nga bu nit ki amee cancer du foie hépatite bi mën na la wàll
moo tax képp koo xam ne yaa ngi dëkk ko am hépatite na nga jël ay précautions yu baax pour xool noo koy accompagner ak noo koy dimbalee ki am hépatite bu mu découragé mukk parce que y a des solutions fii ci Sénégal am nañ ñu am solution ci hépatite moo tax feebar la am na saafara feebar la am na saafara feebar boo gis nag am na saafara Yonent saa sallam moo ko wax li kulli daa in dawaa jàngoro ju ne ak saafara am kon nag yàlla may nañu ñun dañ koy faj hépatite bi man dama koy faj ndax am naa ci ay résultats maa ngi oo ñëpp ne ku ci am hépatite su fekkee ne yàlla dogal na nga am hépatite amuloo fenn foo ko fajee tant que eggul ci cancer boo dikkee insha allah ñu dimbale la ba nga wér ndax bugguma am na loo xam ne nañ ma bu ko wax kon du ma ko wax waaye nag ku ñëw ba yegsi man dinaa la wax ne la lii kat mën naa ko faj wala lii mënu ma ko faj léegi nag nañ ñaan yàlla population Sénégal bii yal na leen yàlla teggil mbooleem loo xam ne mooy feebar ak balaa yu nekk ci réew mi hépatite yaatu na man dem naa ba yaakaar na sax 95% population wala 88% bi am nañ ko hépatite ndax boo xoolee carte graphique bi hépatite bi Sénégal dafa bleu dafa mel ni Sénégal ñëpp ko am hépatite donc kon nit ñi war nañoo gën a ministère de la santé war na gën a mën a takkaayuwaat liggéey parce que am na lu bëri lu koy xaar ci côté boobu effectivement kon nañ lëkkaloo ak ñun ñu dimbalante ñoom mën a dimbale suñu population mais foofu tamit dooguma la xam nga par exemple am na vaccin boo xam ne boo ko defee bu nekkee dalawul doo ko am mais est-ce que am na ci plante yi ci loo xam mën na prévoir pour nga bañ a am hépatite waaw loolu dina xaw a jafe ci ñun parce que luy prévoir parce que hépatite bi il faut nga am virus bi ok pour mën koo def ci nit ki ok bu ko defee anticorps bi moo koy supprimer ok su ko anticorps bi supprimer anticorps bi dafay enregistrer virus bi ba bu dëkkaatee ci moom mu mën a xeex combattre ak virus bi léegi nag plante yi liñ mën mooy xeex ak virus bi lañ mën ok man sama xam-xam boobu man li ma trouvé gum ci wàllu gëstu ci hépatite mooy yàlla may na ma ba plante yi ma am day def contre virus bi day xeex virus bi day dimbale anticorps bi ba virus bi wàcc ba anticorps bi mën a positif waaw HBC bi bu HB maanaam bu fekkee ne HBS bi la ak moom HBS bi xam nga mooy virus bi waaw su fekkee ne nag antigène bi la antigène bi ak anticorps bi xam nga boo xoolee ci wàllu résultat yi su antigène bi négatif rek ba anticorps bi positif rek da nga gis antigène bi daal di dem donc kon anticorps bi bu nekkee ci biir yaram bi rek antigène bi dafay daal di jóge ndax ñoom ñaar duñ fa fekkante effectivement donc mais incha allah bu fekkee nit ki ñëw na daal ñu koy defal traitement mën nañ ko dimbale ba virus bi ba antigène bi mën a dañ bu ko defee anticorps bi mën a positif bu boobaa benn hépatite dootu ko dalati ci addinaam képp ku ñu fajal hépatite dootu la dalaat mais mënuñu nag man mënuma prévoir maanaam ko xam ne amul hépatite ma dimbale ko ba du am hépatite comme ni mu amee vaccin bi quoi ni mu amee vaccin bi moom hépatite bi la ñuy jël piqué ko nit ki waaw anticorps bi supprimer ko donc ñun amuñu fu ñuy garder hépatite bi amuñu fu ñuy garder vaccin bi loolu beneen débat la mais foofu tamit ci benn ci loo xam ne série yi léeg-léeg ñu taxi leen surtout parce que yéen da ngeen di wax ne nit lu muy dugg na koy xool xam nga wax nga ma hépatite mais nit mën na lekk kon reesul mu dem ci seetkat bi ne ko lekk bi reesul effectivement reesul mais lu tax reesul mënu koo xam automatiquement mbokk yi dañuy xalaat ne bu nekkee ne góor la jabaram moo ko jox nopp mu lekk waaw te fekk dafa hépatite te xamoo ko léeg-léeg ñu jam leen ci tuuma te effectivement li mu wax dëgg la lekk reesul mbokk ñu na yàlla bu mu génn àdduna kon dañ naan bu dëkkee ay nit yoo xam ne dañu sànni bant dañ ko lekk dañ dëmm yàppale waaw fekk na dafa hépatite ko rek effectivement moom lañ doon wax ci wàllu éducation bi parce que soo demee ci monde occidentaux yi da ngay gis ne ñoom ku judd da ngay am médecin waaw médecin bu lay suivre nga dem ba màgg médecin avocat waaw médecin ak avocat nga xam ne ñaari yooyu dafa war ci doomu aadama bu nekk ci àddina bi ñu toll tey ndax comme ay loi moo ñu tënk ku nekk war nga am avocat ku nekk war nga am médecin léegi nag su fekkee nag yow da nga judd ñu bàyyi la noonu xamoo luy docteur xamoo dara léegi nag li ñu la xamal mooy diw dëmm la ci quartier bi day seen kër dañ koy moytu seen kër léegoo-léeg nit ñëw ci man ne ma sëriñ bi man kat dañ maa jox ñam ma lekk ma laaj la nu mu lay métti nga ne man kay bi may dal ñii ma ne la dama nga def bilan nga ñëw nga dem def bilan ñëw ma ne la sëriñ bi nga ne waaw ma ne la xoolal gis nga fii nga ne waaw ma ne li mooy sa feebar kenn joxul la ñam
bul tuumaal kenn demal nga dem faju ji nangam ak nangam moo la dal nga dem faju ñëw wér am na ñoo xam ne ñoom ci seen ci cas yooyu noonu lañ leen di régler donc nit ki ci bu juddoo dañ ko war a jàngal mu xam lépp lu xam ne ci yaramam la mu xam ci kan lay dem pour mën ko faa jooytu effectivement ñun yàlla may nañu chance boobu képp ku ñëw ci ñun bu fekkee ne lañ la war a orienté ci médecin yi ñun amuñu rëy parce que nit ñee ñu ñor dañ lay orienté directement ci médecin yi am na ay médecins yoo xam ne nag dañuy envoyé les malades ci ñun man am naa ci ay quelqu'un yoo xam ne dañ leen di envoyé ñëw ci man mais malgré parce que dañuy dem ba xam ne kii bon suñ ko envoyé ci Cheikh Omar Diop day bu ko dara dalee da ci responsable la ci loolu da ngay gis ñoo xam ne dañuy ragal yàlla ñu am dañ koy def mais am na ci ñoo xam ne seen yoon néew ci boo waxee dañ lay wax sax bul dem ci tradipraticien am na ñoo xam ne dañu leen koy wax dañuy ñëw ci man ne ma man sama docteur dafa ma aaye tradipraticien am na ci kenn koo xam ne dama ko defal traitement bi mu demee ci docteur bi daf na ko mais yow garab yi ma la bindaloon moom ngay naan mu ne ko ah en tout cas garab yi daal xam naa ne baax na daal di noppi ba ma ko waxee ma ne ko wax ko dëgg gis nga yàlla dëgg la bëgg wax ko ne ko garab yi nga ma bindaloon utiliser wu ma ko garab yi Cheikh Omar Diop laay utiliser effectivement comme ça mu xam ne garabam yi du moo la faj effectivement mu xam ne garab yi Cheikh Omar Diop yi moo la faj comme moom d'accord na ne le bilan bi positif na baax na mais bu ko wax ne ko sa garab yi la wax ko dëgg mu ne ma su ma delluwaatee loolu laa koy def su ma delluwaatee loolu laa koy wax xam naa ne am na beneen boo wax mooy ci wàllu diabète boobu mais bala may dugg ci wàllu diabète bi rek damay fàttali mbokk yi ne Cheikh Omar Diop la ñu toogal la ñu seqal spécial jotaay ñuy waxtaanee ci wàllu faj ci wàllu ñaan nan lañ koy def kan la fan la ak nan la Cheikh Fatou Sow di leen ko présenté code yi ñu ko mën a jotee rek moom ngeen di gis noonu au bas de l'écran Cheikh Omar diabète boobu aussi gars yi dañoo wax ne tradipraticiens yu bëri rey nañu ay diabétiques ma ne leen lu tax ñu ne dañ lay jox garab rek naan la noonu lay lekkal ngay lekk ba ne daal daanu ban leeral nga ciy indi boobu tamit. waaw loolu man d'accord ma ci. lu tax. parce que kuy wax nit ki jox ko garab na ko loo neex lekkal. su dee yaa ko rey. ah gars yi léegi mu am ci. parce que nit ki balaa muy am diabète. ni lekk lu ko neex moo ko indi. lan mooy diabète d'abord. diabète mooy feebar boo xam ne pancréas bi nga xam ne mooy produire insuline. mooy taxaw dootul produire insuline wala dootul mën a produire insuline bu doy loolu su fekkee am na ci nit ki suukar si day yéeg maanaam bu yaram bi dafay soxla suukar lim soxla ci suukar bu ko jëlee la ca des daf koy bàyyi mu def directement ci deret bi su fekkee nag amul insuline buy fixé suukar si bu boobaa day dem ba jaxasoog deret bi loolu mooy waral ñuy wax na diwkat dafa diabète am na nag ñaari catégorie bu ñuy wax type 1 ak type 2 man damay wax ne type 1 bi mooy diabète parce que moom pancréas bi la amal affaire pancréas bi moo doxatul moo fonctionnetul moo produiretul benn insuline léegi moo waral nit ki ñu koy piqûre insuline pour mu mën a fixer suukar si su fekkee ne nag type 2 bi la kooku dañ koy jox ay comprimé pour mu mën a wàccee suukar si fixer ko pour suukar si wàcc kooku du diabète kooku suukar bu yéeg la rek loolu la ñuy wax suukar bu yéeg kooku du diabète kooku su naanee garab yi dafay wér su wéree nag bu boobaa xam nga nu muy def kooku dañ koy suivre le régime boo xam ne daf koy dimbale dootul naan sax comprimé su ko neexee wala su fekkee daan na naan comprimé mën na toog ñaari fan yu ne mu naan benn comprimé wala sax mu bañ ko sax naan ci kaw bu fekkee respecté na régime am ndax man dimbale naa ñu bari ñoo xam ne fajal naa leen seen type 2 seen diabète type 2 ñoo xam ne toog nañ ne ni mat nañ 4 ans yi mat nañ 2 ans yoo xam ne naanuñu comprimé defuñu dara ñu ngi ne cocc fu ñu demee xool seen suukar ñu gis ne suukar ba noonu stable na donc diabète feebar la boo xam ne mën na piqueloo nit ki crise mën nga dem ba yàgg rek nga daanu xam dikkati bu fekkee ne diabète bi dafa yéeg moo tax nit ki ku ko boo ko joxee garab da nga koy conseiller mais boo ko jox garab ba pare ba ma ko ci pax maanaam ne la jox la garab ba pare ne la loola neex lekkal loolu mooy jox la garab ba ma wax la ci pax nga ànd ak garab gi yëpp dugg ci pax mi léeg-léeg nga seetaante la wala rajo nga déglu ko loolu ku ko wax rek mooy xamoo luy diabète diabète ku ko xam nit ku wér nekk en bon état waroo sax lekk lu la neex waxoontuma laa ki nga xam ne dafa dem ba feebar moo tax léegoo-léegi ma fajal nit diabète mu ne waa sëriñ bi léegi lu ma neex ma lekk
ma ne ko delluwaat ci li nga ne li fi indi woon rek. ndax régime bi ci faj bi la bokk. waaw ma ne ko am na ci benn émission bi ma ko defee ma ne régime bi nga xam ne moom la diabétique yi moom la médecin yi gis ci wàllu chercheurs yi gis ci wàllu diabète. xadis nga ñoom luñ gëstu rek mu jafe dañuy dem ci xadis yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala ñu dem ci alquran gëstu lu ci alquran wax. ndax xam nañ ne vraie science mooy alquran. yonent sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne doomu aadama na xaaj biiram ñetti xaaj. genn wàll gi mu def ko lekk genn wàll gi mu def ko naan genn wàll gi mu def ko fu muy nooyee. biñ xoolee gis ne nit ki kat lekkam niveau bi mu toll mooy régime mu diabète. régime mu diabète mooy lekk doomu aadama bu nekk régime mu diabète nga war a dundee. tout à fait diabète du jox la régime du question ko dañ la punir. ci côté lekk. dañ la wax na li mooy sa limite fi nga war a yem. loolu mooy nit da nga war a am limite. dañuy wax ne tout texte est nuisible. lu ëpp rek tuuru. nit ki nag sooy lekk ba am loo xam ne boo ko lekkee mu gaañ la. soo yegsee ci loolu da nga koy moytu ndax bañ mu gaañ la. mais est-ce que entreprise yi di produire lekk aussi amuñu ci responsabilité parce que par rapport ak lekk bi amoon bu njëkk ak léegi est-ce que ñoom tam amuñu ci responsabilité. non am na ci responsabilité mais duñ ko engagé. waaw parce que duñ ko engagé parce que intérêt yi ñu am ci li ñuy jaay moom la ñuy xool. duñ xool sa santé population bi yoon seen yoon nekku ci. loolu am na kuñ ko dénk. waaw ministère bu ñu dénk loolu nga xam ne mooy war a saytu loolu nga xam ne mooy gaañ population bi. kooku bu defee liggéeyam baax na bu defee liggéeyam tamit ba tey. mais li ëpp solo mooy consommateur bi. ki nga xam ne mooy consommé mu conscient. moom mi nga xam ne moom la ñuy lor. moom na conscient ci boppam li muy nga xam ne moo koy lor bu ci excès moytu ko. loolu moom mooy li nga xam ne mooy li ci war. nit ki li ngay dundee yaa koy tànn. te it nga suivre ñi nga xam ne ñoo lay conseillé ci lekk bi ngay lekk. surtout li ki nga xam ne moo lay toppatoo ci wàllu santé. lim la conseillé na la bàyyi ko lim la sant na la def ko. léegi su ko defee yow da nga mën a mucc ndax lam lay diggal daf koo xam. lam lay aay daf koo bàyyi mais waxuma la koo xam ne nag da ngaa am say caméra. ñu tiim la ngay wax lu la neex lekkal maa la jox sama garab maa ko garanti. bés bu dee nga naan noo dogal yàlla loolu man d'accord ma ci. nit ba nga koy wax lu raisonnable. mu xam ne diabète bi feebar la. feebar bi nga ne ko feebar bi niveau bi nii la mel. lii moo lay xaar moytu lii ndax nga mën a dem ci clan bii soo moytuwul lii moo lay xaar. ndax am na ñoo xam ne dagg nañ seen tànk diabète moo ko waral. am na ñoo xam ne dagg nañ seen loxo diabète moo ko waral. am ñoo xam ne dem nañ ba sëyatuñu ak seen i soxna diabète moo ko waral. am na ñoo xam ne dem nañ ba nga xam ne seen bët gisatul diabète moo ko waral. am na ñoo xam ne dem nañ ba nga xam ne mënatuñu dara. diabète moo ko waral man am naa ci benn patient boo xam ne toog na lu mat 4 mois wàccut lalam mënatul dox. tànk yi bañ nañ ndax diabète bi. ba ma ko joxee sama garab 1 mois 15 jours la def doxi soxlaam. man yàlla may na ma sens boobu. may na ma ay médicaments yoo xam ne sama garab képp ku ko naan sa sukkar wàcc. su dee type 2 la da ngay wér. su dee type 1 la boo jeexee takk daf lay delloo si waat ba nga nekkaat comme ni nga nit ñi xamee woon. su fekkee ne da nga dem ba sa wàllu sëy mënatuloo sëy amatuloo yëg sa wàllu sëy arrêté na. soo naanee garab bi day dellu si waat. su fekkee ne dem nga ba nga xam ne wàllu bët yi sa vision dafa lëndëm. diabète bi boo naanee garab bi yëpp dafay leeraat nañ. foofu loolu am na solo maa xam naa ne foofu nag laay duggee ci li nga xam ne moom mooy stérilité ndax yaa ngi wax ci wàllu sëy yooyu léeg-léeg nga gis ñoom sax duñu am doom wala des fois day am problème mais xam naa ne foofu li ma ciy dolli rek mooy la ñu waxoon mbokk séeréer ba ci wàllu régime bi ba ñu ko waxee docteur bi ne ko juróom-ñaari kudd rek bul ko weesu moom mu dem uti kudd luus ne docteur bi juróom-ñaari kudd rek la wax bu préciser wul mu koy lekk ba daal di kii mais Cheikh Oumar xam nga dugg nga foofu ci wàllu ngóor gi parce que tey statistique yi dañuy wax ne plus de 1,5 million yoo am ci góor ñi wàcc nañ lal mais la ma wax mbokk ma ne ko portable war na am tonalité vibreur ak batterie plein ak réseau su ko defee muy émettre normal am na si ñenn ñoom ne ñàkk am doom aussi dafa leen di kii ci wàllu ñaari question la yu may boole tey lu ko waral ak lan moo indi ñenn ñi des fois ñu stérile ba duñu am doom te des fois ñu defal leen toutes les analyses possibles mais rien ne confirme que ni kii warul mën a am doon dafay wane ne rek kii war na mën a am mais du am tey lu ko waral ak yan leeral ngeen ci mën a indi waaw lu ko waral dafa yaatu xam nga ci jamono mag ñi booba gëstu yaatu woon na ci wàllu baatin mais ci wàllu zaahir nii amuñu woon yenn éléments yi daan nañu wax nit jigéen dafa jaasir waaw baatu jaasir boobu loolu moo ko indi woon fekk daan na waral nit ki ci wàllu ñuróom doomam daan na dal ku góor ki daan na dal ku jigéen ki mais ku jigéen ki rek lañ ko daan féetewal mais léegi comme science dem na ba léegi avancé na àddina ba ubbeeku na dem nañ ba xam ne nekk ku góor ki ak ku jigéen ki yëpp ku nekk mën na laa dal am na beneen question boo ci boole mooy wàllu faiblesse sexuelle éjaculation précoce ak manque d'appétit sexuel yooyu noonu mooy télé bi nga wax rek parce que ñaari question la waaw donc ñaari question yooyu bee dafa am lu ko indi nit ki mën naa am éjaculation précoce du tee mu am doom
nit ki mën na am faiblesse sexuelle du tee mu am doom nit ki mën na am manque d'appétit sexuel du tee mu am doom mais nit ki tamit mën na ñàkk am doom te fekk mu ngi nekk en bonne santé loolu dafa am ndax nit ki dafa am li ñuy wax sperme sperme dafa ëmb spermatozoïde spermatozoïde boobu foofu loolu la ñuy soxla mooy tax nit mën a am doom ndax nit mën naa sperme ba pare te sperme bi du am spermatozoïde loolu dafay am nit mën na nekk góor di yëg boppam te du am sperme ci boppam xam nga nit ki am sperme tekkiwul na am na spermatozoïde am spermatozoïde mooy waral nga mën a am doom mën nga am spermatozoïde sax te doo ci am lu doy taxit doo mën a am doom ndax dafa bëri dafa yaatu léegi nag ki am éjaculation précoce wala mu am manque d'appétit sexuel kooku ay cause la diabète mën na ko indi tension mën na ko indi fatiguement général stress hémorroïde cystite yooyu yëpp mën na indi nga am problème boobu yu mu ci mënti doon dañ koy saafara mais su fekkee ne nag wàllu stérilité bi nga xam ne mooy ñàkk amam doom bi stérilité nit ki ko am bu dikkee ñun man bu dee ko góor la dama koy wax mu dem defee spermogramme bu defee spermogramme mu ma ko indilee dinaa xool résultat yi su fekkee ne wàllu manu bi moo doyul lu mel ni sperme bi nga xam ne volume bi mu war a am na problème mu li nga xam ne mooy problème mu volume maanaam xam nga nit ki su fekkee ne am nga 5 millilitres millilitre bu nekk am 20 millions da ngay am doom nit ki mën na am 3 millilitres millilitre bu nekk am 20 millions da ngay am doom nit ki mën na am benn millilitre bi am 20 millions da ngay am doom loolu ñuy jàng ñu xam côté science yi ñoom danañ xam li may wax léegi su fekkee ne nag wàllu spermatozoïde bi la bu fekkee dafa am problème forme nit ki mën na am 20 millions ci wàllu spermatozoïde fekk mu am problème forme wala mu am problème mobilité maanaam forme mooy baaxul amul forme bu baax wala problème mobilité maanaam buy dem jëm ci ovule bi pour mu mën a ovuler pour mu mën a féconder su boobaa balaa muy egg fekk sperme bi daal di fekk spermatozoïde bi daal dee na léegi nag su fekkee ne nag yooyu yëpp am na ci côté ku góor ki su indee résultat yi ma xam ne kii problème mobilité la am na traitement bu ma koy suivre loo am na conseil yi ma koy jox ci côté lekk su fekkee ne wàllu volume la am na suivre traitement bu ma koy suivre loo pour mu mën a dëñ temps bu gàtt nag ci laa koy def ndax yàlla may na ci man yàlla may na ma ci ay résultats yoo xam ne am nañ ci ñoo xam ne sax tuddee nañ ma doom ci wàllu googu noonu su fekkee ne nag nit ki dafa am varicocèle man am na koo xam ne programmé woon nañ ko varicocèle sama garab la naan ñu annulé programme bi te buñ la opéré bu ratee dootoo amati doom bu ratee dootoo amati doom am na ñoo xam ne sax dañuy leen di opéré ba pare opération bi réussir te du tax ñu am doom ñëw nañ ci man maa leen mujj suivre man maa leen mujj faj am na ñoo xam ne seen opération bi réussir na taxul ñu am résultat parce que varicocèle bi nit ki mën na am yeneen problème ndoxu siti problème boobu mën na ko am na ñoo xam ne mën nañu am problème wàllu lekk lu am vitamine yooyu yëpp dafay wàllu vitamine loolu yëpp daf ci joué mais man yàlla dimbale na ma yooyu yëpp laa lay suivre loo conseiller la wax la jox la ay médicaments nga suivre ko yàlla dina la may doom même boo xamee da nga am varicocèle même bu ñu la programmé pour opération sax man dama lay wax ne la bul dem bàyyil man ma defar la traitement bi soo defee traitement bi dina dañ moo xam ku góor ki la mais bu dee ku jigéen ki la nga xam ne am na problème mu myome wala am na problème mu perturbation ci wàllu réglam wala am na côté li nga xam ne mooy fibrome ay trompe yu bouché yooyu yëpp dama koy defal traitement am na traitement boo xam ne bu ko suivre trompe yi bu fekkee moom bouché dina dëñ bu dee règle yi moom moo normalul règle yi dina normalaat su fekkee ne temps bi moom moo ñu xaj parce que technicien mu ngi wax ne temps bi jeex na 5 minutes moo ñu dese waaw bu ngoog loolu moo tax sax may gën a résumé kii bi mais mënoon nañ ko gën a yaatal yooyu yëpp yu mu ci mënti nekk ci côté ku jigéen ki nii ku góor ki buñ dikkee man dama leen di orienté moo tax may wax ne lëkkaloo gi ci ñun ak médecins yi dafa war tout à fait ndax ñi nga xam ne dañu leen di suivre amuñu résultat ci ñun la ñuy mujjee te buñ dikkee ñun ñoo leen di may résultat gannaaw yàlla donc loolu man maa ngi leen koy wax boo xamee ku jigéen ki la
su fekkee ne nag dafa ménopause man mënuma ci dara ndax jigéen mënul am doom tant que ovule amul. effectivement pour nga mën a am doom il faut nga ovuler. soo ovulé wul mënuloo am doom. te ovule mënul am règle mënul am te ovule amul. donc nit ki su fekkee ne mu am na 45 ans. muy sentir ay tàngaayu yaram. di sentir règle yaa ngi ñëw a taxaw. na dem xool boppam est-ce que ménopause la wala du ménopause. balaa muy gën di dépenser alalam. ci ñeneen ñi. ci ay sëriñ ak ñooñu. waaw te fekk ne yow liñ lay wax naan la dañ laa liggéeyal. dañ laa lii dañ laa laa yooyu yëpp amu ci. fekk loolu yëpp lu ko indi mooy ñàkk xam-xam. wala ñàkk la conseiller moo ko indi. mais ku ci àgg ci 45 ans daal parce que mooy ménopause précoce bi. ku ci àgg 45 ans nga gis sa yaram tàng sa règle di perturbé. ngay am ay retard règle yooyu yëpp da nga góorgóorlu. nga dem xool sa bopp. xam naa ne sëñ bi technicien mu ngi may wax ne temps bi jeex na lan ngay tàggatooyee. ak ban message ngay lancé. waaw di wax ñëpp nañ góorgóorlu ci waxtaan yi nga xam ne def nañ ko fi di la gërëm yow Cheikh Fall bu baax di la ñaanal yàlla ci sa liggéey ndax vraiment am itte nga ci sa liggéey di conseil population bi li ñuy wax ci wàllu yëpp moo xam hépatite la moo xam wàllu arthrite la moo xam wàllu. sëriñ la moo xam wàllu diabète la yëpp ku ci am lu mel noonu. nga contacter. parce que yow da nga yore benn boutique xaw ma bio boo ay bio yoo yore ah. waaw man dama jël boutique bio naturel yi ma yaatal ko ci Sénégal. parce que am na ci yenn maladies yoo xam ne mel ni hémorroïde. kon en même temps opérateur économique nga créé yaa ngi créé ay emploi ñu ñaayee kii. moo tax loolu sax xam naa beneen yoon dinañ ci gën a waxtaan. mais créé ñun dañuy dimbale population bi. am na solo nit ñaa ngi liggéey ci ñun ñu ngi leen di dimbale ñu ngi leen di jox ñu yóbbu ci seen kër yi. loolu li ñu am ñu ngi koy bokk population bi ndax ci population bi lañ ko war a delloowaat. facteur de développement lañ. donc côté boobu tamit ñu ngi kii bio naturel bi am na ay traitement hémorroïde ak traitement cystite ak traitement faiblesse sexuelle yooyu yëpp yóbbu nañ ko fa. garab yi la yoo xam ne garab yu baax la. boo xam ne ku xam hémorroïde même boo amee 20 ans ak yow sax boo ko naanee mu dañ. xam naa dinañ am occasion. seet bio yooyu. comme ça ñu présenté ko mbokk yi. comme que temps bi moom moo ñu xooj. waaw Cheikh Omar ñu bàyyi la rek nga kii. di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla ci réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci àddina bi di ñaan yàlla yàlla na yàlla yokk xéwal gi ñëpp ñu am jaaxle wala ñu am soxla am aajo yàlla na leen ko yàlla fajal di ñaan yàlla liggéey bii ñu nekk nii yàlla na ci yàlla def tawféex def ci jàmm def ci barke képp ku ñu yaakaar ñu ci ñun yàlla fajal ko aajoom yàlla na yàlla doon sutura di la ñaanal yow Cheikh Fall di ñaanal sa technicien yi di ñaanal képp ku nekk ak ñun di ñaanal xale yëpp di ñaanal mbooleem koo xam ne kilifa diina la wala kilifa aada ci réew mi yàlla na yàlla defal la jàmm yàlla may la ndam ci sa liggéey ci barke yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Cheikh Omar ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di gërëm suñu caméraman yi di gërëm aussi tamit yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñu doon seetaan di leen wax ne tey spécial la boo xam ne dañ ko sekkoon ak Cheikh Omar Diop di borom xam-xam ñu fii nga xam ne moom mooy makaanam bi di wax ne saa su nekk rek comme le sëñ Abdoulahat doon wax adduna moom du jag kenn mënu koo jagal waaye mënees na fee jagee ndax Cheikh Omar jàngat naa ci sa biir wax ne bëri pexe toog ci dëgg ko gën a wóor te nit li mu yore na ko fonk nit li mu yore na nekk lu wér te ba nga xam di nga ci mën a dimbali askan bi te loolu aussi yaa ngi siy dox xam naa ne prochaine émission bi dinañu ñëw ci bio naturel yooyu ak li nga créé emploi yi nga xam ne moom ngay créé ndax saa su nekk damay wax ne lu mel noonu tamit ci facteur de développement lay yëngu ndax bu ñuy wax PSE yéen tamit ci ngeen bokk kon programme Sénégal émergent lii da cee war a bokk ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax di wax ne tamit ki leen doon président émission bi seen mbokk seen Cheikh Fall Sow coordonné ñu mën a jotee Cheikh Omar mu ngi noonu au bas de l'écran koo soxla rek na nga ko jël asalaamaaleykum rahmatullahi taala wa barakaatu.